ñu ngi leen di nuyu di leen jaajëfal yéen ñi nga xamante ne nii yéenay suivre chaîne bii di xalaat TV ñu leen di dalalaat ci seen nouvelle vidéo tey nag ñuy wax ci benn information boo xamante ne nii daanaka wër na réseaux sociaux yëpp ci bés yi ñu weesu maanaam ab benn photomontage buy wane ci benn côté Kigali Arena di benn complexe sportif bu nekk Rwanda ca beneen wet ñu wane Dakar Arena muy ñaari complexe sportif yoo xamante ni ñu ngi ko tabax ci ñaari ville yu bokkul te benn entreprise bi moo chargé woon li nga xamante ni mooy chantier bi muy Suma benn société bu bàyyi ko Turquie la. ci visuel bi ngeen di gis Kigali Arena 10 000 places coût 6 milliards de francs CFA Dakar Arena 15 000 places coût maanaam njëg bi 66 milliards de francs CFA. ba tey ci image bi ñu ne différence bi moo nekk 5000 places ak itam njëg bi nekk 60 milliards de francs CFA maanaam Dakar Arena ëppee na 60 milliards de francs CFA lii di Kigali Arena te benn entreprise bi moo ko tabax ñenn ñi jàppee ko li nga xamante ni mooy ab sàcc. ci noonu ñu def ci ab taxaw seetlu basé wu ci benn article fact checking bi nga xamante ni nii Africa Check moo ko publié moo ngeen di gis nii. Africa Check benn site la buy caytu bépp information boo xamante ni wérul ñu indi ci ay preuve à travers ay investigation wane dëgg bi fa la féetee donc information bi nga xamante ni Sénégal yu bëri partagé nañ ko wérul du information bu wér non seulement 66 milliards yi ñu ne moom la ñu tabaxee Dakar Arena bu ñu sukkandikoo ci yenn documents yi ëpp na ko lool di dem dina leen ko won léegi mais tamit 6 milliards yu ñu naan moom la ñu tabaxee complexe sportif bii di Kigali Arena nekk Rwanda montant bi ñu jibal moom itam wérul ëpp na ko loolu aussi loolu lépp daañu leen ko won ci vidéo bi pour que ngeen xam exactement mbir yi naka la fa demee. balaa ñuy xuus dañuy seet d'abord source information bi maanaam information bi fa la jógee mardi 20 août 2019 visuel bi ñu ngi ko partagé woon ci benn page Twitter ci turu Chérif 221. publication boobu noonu juróon ay commentaires yu bari ñu bari d'ailleurs jotoon ko partagé ci noonee site bi di Africa Check contacté na propriétaire u compte Twitter boobu noonu pour que mu wax source information bi maanaam fan la ko jëlee mais tontuwul. après loolu site bi dem ci page Facebook bu Ousmane Sonko moo président gis ci même publication bi nga xamante ni page Twitter bi di Chérif 221 moo ko publié woon page bi def même publication lundi 19 août 2019 Africa Check comme ni mu ko defee woon ak Chérif 221 page boobu noonu envoyé message administrateur u page Ousmane Sonko moo président mais ñoom itam tontuwuñ teewul ni essayé nañ xool ñi nga xamante ni ñoo bokk ci cellule de communication bu Pastef ci noonee la ñu contacté secrétaire national bi yor wàllum communication parti bi di Pastef muy El Hadji Malick Ndiaye moom moo ne Africa Check que page Ousmane Sonko moo président amul benn lien ak formation politique bii di Pastef maanaam page la boo xamante ne nii ñoom créé wuñ ko xëy na peut-être ay militants wu parti bi wala ay sympathisants ñoo xamante ni sopp nañ Ousmane Sonko xëy na peut-être ñoo créé page boobu noonu. léegi nag ñu ñëw ci mbir bi maanaam ñaata la complexe sportif bii di Dakar Arena coûté Sénégal exactement ba tey ci fàttali Dakar Arena complexe sportif la boo xamante ni am na capacité 15 000 places ki ko tabax di entreprise turque bu ñuy woowee Suma ñu ngi ko tabax entre 2017 jàpp 2018 ca Diamniadio. d'ailleurs bi xibaar bi jibee site bii di Africa Check jéem na entrer en contact ak directeur général société de gestion des infrastructures du pôle urbain de Diamniadio muy SOGIP ki ko jiite di Gallo Ba moom sax mooy gérer li nga xamante ni mooy Dakar Arena site bi jéem na ko contacter pour laaj leen infrastructure bi muy Dakar Arena ñaata la coûté mais moom kenn jotu ko tontuwul. Africa Check aussi envoyé courrier électronique yu bari maanaam ay mail entreprise turque bi nga xam ne moo ko tabax mais ñoom itam tontuwuñ. mais teewul am na yeneen information yoo xamante ni circulé na fépp yu ci mel ni ci yenn site internet yi parce que ci cérémonie officielle lancement wu travaux yi ñeel Dakar Arena en mai 2016 surtout magazine bi di Jeune Afrique dañ ne woon Dakar Arena coûté na état du Sénégal 22 milliards de francs CFA mais am na beneen xibaar bu tukkee ci beneen site muy agence de presse africaine muy APA ñoom tamit publié woon nañ article en août 2018 ne njëgu Dakar Arena mi ngi toll ci 66 milliards de francs CFA même montant boobu noonu le site turc bii di Anadolu publié ne tamit Dakar Arena mi ngi coûté 66 milliards de francs CFA. ci beneen wet également mu am ab document boo xamante ne nii direction centrale des marchés publics muy DCMP moo ko publié woon ci seen document boobu ñuy xam ne ni
Dakar Arena ab complexe sportif la bu bokk ci benn marché global boo ko déggee mooy ñu accorder le marché pour nga def ay infrastructures yu bokkul. donc ci seen document bi ñuy xam ne ni Dakar Arena benn la ci benn marché global bu ñu jagleel groupe turc bii di Suma ci njëg bu toll ci 206 812 353 euros boo ko xaymaa ci CFA mu toll ci 153 milliards 660 millions de francs CFA. contrat boobu noonu bu ñu sukkandikoo ci document bi DCMP publié dafa concerner Dakar Arena ak tamit tabaxu benn hôtel d'affaires ak benn centre d'exposition ca Diamniadio. mais ba tey am na beneen document aussi buy biral beneen information boo xamante ni bokkut ak chiffre yi direction centrale des marchés publics bu Sénégal joxe. parce que dafa am benn rapport boo xamante ne nii benn cabinet moo ko def jagleel ko entreprise turque bii di Suma. ci seen rapport boobu noonu dañu ne Dakar Arena bi ci boppam bi nekk Diamniadio mi ngi coûté Sénégal 250 millions d'euros maanaam 163,9 milliards de francs CFA. donc prix bi ñu wax ni 66 milliards yi nga xam ni moom la coûté doublé na ko wala tuutee desoon sax mu triplé ko loolu benn la. léegi nag Kigali Arena muy complexe sportif bi nga xamante ni moom la ñuy méngaleeg Dakar Arena moom ñaata la coûté. Kigali Arena comme ni ngeen ko xamee benn complexe sportif la moom itam boo xamante ni 10 000 places la te même entreprise moo ko tabax muy société turque bii di Suma. ci inauguration bi nag le 9 août 2019 boobee complexe sportif média rwandais yi rawatina quotidien bii di New Times dañu xamal ni travaux yi duré na seulement juróom benn weer mais préciser wuñ njëg bi maanaam ñaata lañ ko tabaxee. ba tey site Africa Check bi comme niñ koy faral di defee ñoom ci seen wàllum liggéey essayé nañ contacter secrétaire permanent bu ministère rwandais bi saytu wàllum sport ak wàllum culture muy John Tingegwa mais jotuñu ko. ñu envoyé ko aussi ay courrier électronique mercredi 21 août 2019 ba tey jotul woon tontu. site bi aussi yemu ci dafa adressé aussi message ministère rwandais bi nga xam ne moo yor wàllum économie bi ak wàllum finance ak kii caytu wàllum infrastructure pour que ñu xamal leen projet bi ñaata la coûté mais ñoom itam tontu wuñ. mais rapport bi ñu leen waxoon sànq muy document bi benn cabinet def muy cabinet Exotix Capital te ñu defoon ko en décembre 2018 rapport boobu ñu jagleel ko entreprise bii di Suma am na information bu mu fësal ci njëgu complexe sportif bii di Kigali Arena. ci document bi dañu ne contrat bi nga xamante ni nii moo tënk tabaxu Kigali Arena dañ ko def sous forme de partenariat public privé njëg bi toll ci 104 millions de dollars maanaam 61 milliards de francs CFA. donc 6 milliards yi ñu doon wax ni complexe sportif Kigali Arena bi ñu doon tëkkaleeg Dakar Arena chiffre bi ñu fësaloon wérul maanaam amul complexe sportif bi mi ngi coûté 61 milliards de francs CFA. ba tey ci document bi ñuy préciser que ni entreprise bi muy Suma dafa investir lu toll ci 30 millions de dollars maanaam 17,7 milliards de francs CFA. réewum Rwanda participé lu toll ci 31 millions de dollars maanaam 18,3 milliards de francs CFA. 43 millions de dollars yi nga xamante ni nag moo des muy 25 milliards de francs CFA yi rapport bi ne dañ koy leb maanaam ñoom Rwanda ni ñu def ba tabax Kigali Arena bi leer na. montage financier bi yëpp xam nañ ko te lépp mi ngi tënku ci 61 milliards de francs CFA. donc coûtewul 6 milliards yi ñu jibal loolu information bu wérul la. léegi nag li ñu mën a tirer comme jàngat ci mbir mi mooy Dakar Arena coûtewul 66 milliards ba keroog ñuy indi leneen loo xamante ni moo ngi dindi mais mi ngi coûté 163,9 milliards bu ñu sukkandikoo ci rapport bi nga xamante ni benn cabinet buy wuyoo ci turu Exotic Capital moo ko def muy ab rapport bu ñu jagleel entreprise turque bi di Suma bi nga xam ni moo tabax Dakar Arena. en plus Kigali Arena bi ñu ne moom itam 6 milliards la coûté comme ni ñu ko waxee sànq 61 milliards la coûté te même rapport bi moo ko fësal. donc différence bi entre njëgu Dakar Arena ak Kigali Arena nekkul 60 milliards bu ñu sukkandikoo ci rapport yi nga xamante ni. gis nañ ko te ki ko def di cabinet bi liggéey ak entreprise bi tabax ñaari complexe sportif yi mais différence bi mi ngi toll ci 102,9 milliards de francs CFA. léegi nag li waral lii yëpp mooy ñàkk communication suñu autorités yi ci anam yi nga xamante ni moom la ñuy gérer suñu alal maanaam Sénégal rek ngay gis ci réew boo xamante ni dañuy dëgmal projet tàmbali ko ba jeexal ko sénégalais duñu xam ñaata la ñu coûté. et puis suñu autorités yi nga xamante ni ñoo koy gérer boo leen woowee di leen laaj ñeel projet yooyu noonu kenn du ci tontu mooy kaaw Dakar Arena bi tey direction centrale des marchés publics muy DCMP nee na
Dakar Arena ak yeneen ñaari projet maanaam benn hôtel d'affaires ak benn centre d'exposition mi ngi coûté réewum Sénégal 153 milliards 660 millions de francs CFA. mais ci beneen wet cabinet bi nga xam ne mooy liggéey ak entreprise turque Suma bi nga xam ne moo gagné marché bi moom dafa ne Dakar Arena dafa coûté Sénégal 163,9 milliards de francs CFA. léegi fan la dëgg bi féete nañ ñu ko wax. même cas bii nii ngay gis ci projet TER bi ñu bëri sax ñu ñuy demande ñu def vidéo ci TER bi mais projet la boo xamante ni ba léegi nii kenn mënu la wax coût global projet bi maanaam projet bi yëpp boo ko tënkee ñaata la exactement prix bu fixe kenn mënu la ko wax. étape bu ñu toll rek dañuy augmenter prix yi maanaam prix bi day gën a yokk te bu ngeen xoolee loolu lépp ñoom ñi nga xam ne ñoo ñu jiite ñoo ko def exprès. il faut que sénégalais yi xam suñu gouvernants ñi ñu jiite naka la ñuy sàccee suñu alal ji. bu ngeen déggee ay détournement ay surfacturation ci yenn projet yi nga xamante ni état bi moo ko fi teg nii rek lay demee maanaam début bi ba ni muy jeexee du ñu joxe benn prix fixe maanaam projet bi lii la xaalis bi fii lañ koy dugal lii ak lii lañ ciy jënd du ñu élaborer dara mu leer dañuy dem rek dans le flou ci lëndëm. léegi nag ci lëndëm googu ak lënt-lënt yooyu noonu dañuy profité pour détourner ay milliards de francs CFA. loolee tax bu ngeen gisee ab nit nekk directeur général ci benn agence état bi wala ab ministre nekk milliardaire nii rek lay demee parce que dañuy teg projet mais du ci def dara lu leer dañuy maintenir affaire yi ci lëndëm pour nelawal sénégalais yi profito si nag def seen i njuuj njaaj détourner xaalis bu bari. donc yaakaar nañ ni lii nii ay information la yoo xamante ni ñu ngi ko jëlee ci ay sources yu wér. te yaakaar na ni ñoom ñi nga xam ne ñoo ñu jiite yor projet yi dinañ ci indi ay réponses ci biir mi la parce que sénégalais yi tamit soxla nañ xam seen xaalis fan lañ ko dugal. donc vidéo bi tey loolu la woon ñu jagleeloon ko benn information bi nga xamante ni mi ngi wër fan yi yëpp ci réseaux sociaux yi ñu bëggoon ci indi ab leeral ci ndimbalu benn article bi nga xam ne Africa Check moo ko publier ñu sukkandiku ci def ci ab vidéo pour leeral sénégalais yi mbir yi naka la demee. donc yaakaar na ni lépp luñ ci joxe ci ay information rek amal na leen njëriñ te wér na ñu ngi leen di gërëm di leen jaajëfal di leen jox di daje beneen yoon ak beneen vidéo jaa ngeen jëf.